di nuyu sama collègue député yi monsieur le ministre damay commencer rek féliciter la ndax def nga formation ministère bi nga nekk def nga formation dëggantaan ndax fi nga jógee ak fi nga egsi da nga mérité tey fi nga toog ndax nekkoon nga 3FPT def fa ay résultats yu mucc ayib ba président jàpp ne fii da nga fi mën a andi sa contribution mu jox la ko monsieur le ministre buñ la félicité dañ koy santé président de la république ndax ku ne xam ne réew mi mënul dox te ndaw yi nekk ñu ay entrepreneur réew mi mënul dox te ndaw yi compétiruñu li wër ci àdduna bi ak réew yi nga xam ne mooy suñu nattangoo yi ñu wër moo tax mu jël budget bu ñu toll yokk ko tey pour fi nga egsi woon ci 2021 bi nga romb ko en 2022 ñu ngi la ciy félicité waaye buñ la félicité tamit danañ félicité sa lieutenant yi nga àndal ndax nit la ñoo xam ne koo ci woo di nga ko jot koo ci laaj dina la xamal wax dëgg yàlla am li fi nit ñi wax yépp bu doon yow rek mën naa sooxe waaye félicité nañ tamit ñi nga àndal muy sa équipe gannaaw bu loolu jàllee monsieur le ministre dañuy sant le président de la république ndax en 2017 bi ñu ñëw assemblée nationale ñu fekk daara Jolof ñu inscrire ko ci budget état que ne dana bokk ci centre de formation yi nga xam ne moom la ñuy def phase test bi loolu amee monsieur le ministre bi fi jàlloon muy Talla biñ ko waxee mu ne lu mën a nekk la yow bi nga ñëwee nga concrétiser ko xam ne daara zone sylvopastorale la te centre formation dana booster l'économie bi moo tax nga dëggal ko te dañ la ciy sant monsieur le maire waxoon na su ma ñëwee naa la ci sant bu baax muy le maire de Daara kon ñu ngi la ciy sant bu baax leneen li may wax mooy dañ ne woon année scolaire 2021 2022 centre yi nga xam ne def nañ leen danañ opérationnel ma lay ñaan rek monsieur le ministre lu dul électricité ak ndox moo tee ñu démarré boo gisee li fa inscrire actuellement di nga xam ne centre bi ñëw na en son heure Jolof Olympique ñëw na fa avec 25 inscrits pour ñëw demander ndax centre bi mi ngi commencé monsieur le ministre mécanique ak électricité ak restauration nekk na demande yi nga xam ne actuellement moom la centre bi di recevoir nit ñi di ko laaj bëgg nañ nga xalaat ci bu baax li ma lay wax mooy président de la république bu defoon bu jëloon alal jépp def ko ci formation te ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw réew mi gëmuñu ne war nañu mën a émerger gëmuñu ne war nañu mën a compétir li wër ci àdduna bi du dem parce que koo fi formé ba pare mu toog këram monsieur le ministre mosoo koo fekk ci néegam génn ko na ko kaay defi lii ñun buñ ñu formé dañoo war a jóg outil financement ba pare gëm ko gëm ne dañoo war a am dara ci réew mi mooy dem xooli fan lañ mën a amee financement yi te surtout nag ba ko président de la république yombalee subventionné jigéen ñi ci partout nag ci banques yi nga dem banques yi ñuy wax président da ngay ñëw nga fekk ñu utal la caution laajuñu la lu dul nga liggéey ñëw delloo loolu lépp suñ ko gëmul monsieur le ministre formation dañ koy wax di ko tudd rek waaye dañuy sonal suñ bopp di ci injecté xaalis ndaw yi toogaat seen kër yi di nelaw kon may def appel ci jeunesse su Sénégal que ne dañ ko war a gëm man je me rappelle en 2006 bi may jógee Jolof di dem Ndar di uti formation boo xam ne rien que pour mën a gérer sama cyber café bi ma yoroon parce que jusqu'à présent mi ngi dund ma ci am ay source de revenu dama ko gëmoon kese ba tey jii samay rakk di ci continuer ku ko def rek mën nga nekk entrepreneur ëllëg ci sa réew dem ba ci ay usines yi ñuy wax dañ koy gëm rek dem taxawal ay projet ñëw ci yow président jàpp ci ñi nga xam ne muy ANPEJ muy DER ñu jàpp ci ñu mën a am dara Sénégal mën a jëm kanam ñu industrialiser suñu réew bu ko defee lii yëpp dañ koy fàtte te ñu bàyyi waxu politicien li ngay def mi ngi dox président xam na ko su ko xamuloon du augmenter sa budget li ngay def mi ngi dox ñi nga àndal ñoo ci jàpp te xam na ne réew mi ku ne xam na ne formation lu dëggantaan la ndax nit ñi ñu ngi ci employé ay nit di ci ubbi ay entreprise di ci dox boo demee jam ñaajo nga xam ne dafa am ay convention à l'étranger